dañuy dalal Chérif Dia yëglekaay yi li ñu xëyee tey jile dañuy doore ak l'Observateur. ñu tàmbale ko soxna si ak yéenekaay bi di l'Observateur ñëw na ci mbiram Barthélémy Dias Ndiaga Diouf lan moo tax ñu dàq procès bi ba benn fan ci weeru décembre kii di Cheikh Makiyu Sy bi bokk ci prévenu yi moom moo sàkku kon ci àttekat bi ñu toxal mbir yi kooku sax séq na waxtaan ak sunu naataango yu l'Observateur ku ko bëgg xam kon jëndal yéenekaay bi ñëwaat ca la xewoon ci weeru décembre ci atum 2011 ba mbir di am diggante kon maître Wade mi fi nekkoon président Ndiaga Diouf mi ci ñàkk bakkanam ba ci nervi yi nin wàcc ci maire moo Sacré-Cœur ba Barthélémy li sox fa ay bal compte rendu journée bi it ñëwaat na ci xawoon na tàng démb journal bi ñëwaat également nin nu bàyyee Barthélémy Dias Ousmane Sonko ak kii di Malick Gakou ñëwaat ci li nga xamante ni mooy budget bu atum 2022 yi maanaam ministères yi ëpp li gën a duuf ci nag bi daal ñoo ko jël muy Antoine Diome mi organisé élection yi am na juróomi milliards ak ñeenti téeméeri junni kii di ministre bi ñu dénk wàllu urbanisme di Abdoulaye Seydou Sow moom 42 milliards Diouf Sarr mi santé bi ngeen doon wax tamit yokkal nañ ko 19 milliards dinañ ci ñëwaat dañoo gën a yaatu. yéen kaay bi it enquête naata gis nga ko mu mel ni kon démb force démocratique yi daal démb ñoom ñoo dicté seeni loi mooy force de défense et de sécurité plutôt gis ngeen ko noonu kon muy FDS yi gis nga ñoom kon ñoo doon assurer li nga xamante ne mooy maintien de l'ordre démb bi mu amee nag ñoom Barthélémy Dias nee nañ leen xalaa ma ndiir baajo la leen def duñ fi jaar ñu soxla leen lacrymogène ba mujj leen a jàpp yóbbu leen fële ca camp Abdou Diassé loolu nag Barthélémy Dias daal na ci ñëwaat ni force de défense et de sécurité yi def gis nga ko tamit li nga xamante ni mooy le quotidien daal di ñëwaat ci répression manifestation bu Yewwi Askan Wi démb tàngoon na mujj naa sedd ban yewee gars yi gis nga ko muy Barthélémy Dias Sonko Malick Gakou malmené nañ leen gannaaw bi ñu leen interpellé yóbbu leen fële ca camp Abdou Diassé procès bu ñu dàq ko ba benn fan ci weeru décembre Soleil moom fëlee feneen muy lu am solo match Sénégal ku ne xam ne tey ji ci ngoon la Idrissa Gana Gueye bokk nag ci milieu terrain bi gën a xarañ daanaka fukki at a ngi nii mu def ko ci tanière bi raconté na kon fukki at yi mu def ci équipe nationale moom doomu Médina bii di Idrissa Gana Gueye mbulu tamit ñi sant Sow bonne nouvelle gars yi nee nañ dañuy tàmbaliwaat kon defaraat fële bi ndax ñaari fan yi moom xaw na métti libération moom ñëwati rek ci gis nga ko ñii nag ay libanais lan yoo xamante ni daal wàllu trafic d'être humain lañ leen doon toppee jël ay soxna ne leen dañ leen def ay jànq bu leen yóbboo fële ci ay dëkk yu demee ni ki par exemple Beyrouth fële nga xamante mooy ca Liban ñoom nag yenn saa yi dañ leen doon jaayloo seen bopp ak yu ni mel ba tax na daal lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci ay ndaw mujj na leen a sauvé xawtuti kon ñu yóbbu leen foofu cerveau ba nag ñu nga basé woon ci diggante Oman ak Beyrouth muy loo xamante ni lu yéeme la gars yi gis nga leen nii kon Malick Gakou ñu selfie ci biir auto police bi dem ba leen di yóbbu fële ca camp Abdou Diassé la woon gis nga ko ba léegi rek le quotidien la tribune aussi daal dina ci ñëwaat gis nga convocation déplacement Barthélémy Dias journée bi nag dem mouvementé woon na buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi muy Barth di Malick Gakou Khalifa Sall dankantele ko xaaf ñoom ñëpp dañ bi leen arrêté daal dina leen libéré leader yi ñu yóbbu leen fële ca camp Abdou Diassé garde du corps ku mel ni Ousmane Sonko am na ci ay gaañu loolu lépp daal muy récit boo xamante ne journal bi daal dina ci ñëwaat ci ni mu gën a yaatu journaux yëpp presque Walf Quotidien la même chose gis nga ko procès bi doon woote ci wàllu appel mel ni kon récit d'une journée mouvementée la ko tudd ndax rek kon jàppante yi amoon ci diggante force de défense et de sécurité yi ak ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi avocat yi ñoom ñoo tax mbir yi ñu daal di koy dàq ndax rek kenn ca ñi prévenu yi ñoom ñoo ko sàkku Ousmane Sonko Barthélémy Dias Malick Gakou ñu daal di leen di arrêté laata ñu leen di yeewi ñu ñibbi seen kër ba léegi gis nga ko les échos ci la daal di ñëwaat ci deuxième titre am boobu gazé chassé violenté arrêté avant d'être libéré le journal bi daal di wax ñoom ñett ngi noonu muy Barthélémy Dias Ousmane Sonko Malick Gakou ñoom nag dama raté nañ coup marché parce que dañoo bëggoon dàbbaliwaat coup marché wante journal bi neen loolu mujj amaat et puis wàllu musique bis bi nag suba la fa naata inchaallah waajal nga daal di dem jëndi sa album bi Youssou Ndour mbalax la koy génn démb la woon séance d'écoute bi daal fukki titre la ak ñaar bu ñu sukkandikoo ci journal bi ci confinement bi la profité moom daal di xeltu lu ni mel ci ñaari at moom Youssou Ndour wax na tamit mbiram Thione Seck ni mu ko dundee dafa mel ni sax daal dina ko ci rendre hommage L'As moom it ñëw ci bisab démb bi muy match boo xamante ni waaye yow yi doon défier kilifa yi ba tax na kon ñu daal di leen di joor ay grenade lacrymogène jàpp ci ñenn ci ñoom laataa ñu leen di bàyyi ñu daal di waat dellu seen kër gis nga loolu ba léegi rek ak Vox Populi moom dafa jàpp ni deuxième vague ku ne xam ne Ousmane Sonko moo ne woon la mu jàppoon match deuxième vague la ñoom nag nee nañ deuxième vague boobu première vague bi ñu ne bii voilà mais bii dafa échec yàlla na yàlla musal ci mbiri vague gis ngeen ko noonu kon journée bi nag tàngoon na muy diggante Barthélémy Dias Sonko Malick Gakou Khalifa Sall gazé nañ leen pour chasser leen daal di leen di topp ba gars yi daw sax dugg ci ay
magasin ak yu ni mel ba tax na journal bi daal dina ci ñëwaat gis nga ko tamit Sonko moom it nee na manteau paix mu ngi woote tamit li nga xamante ni moom mooy jàmm ñii nag waa Bennoo la ñoom it ña ngay tontonteeg ñoom. journal bi di Source A moom it ñëw rek ci déjà mbir ma gis nga ko nee nañ waa Dakar danoo boycotté waa Yewwi ndax waa Yewwi danoo bëggoon kon ndiiraan mi topp leen ndaw ñi ngir ñu manifester wante loolu mujjul am gis ngeen ko seen jàmmaarlo ak waa BIB di brigade d'intervention polyvalente Matam moom gis nga ko chambre bi ñu dénk wàllu élection yi ci cour d'appel bu Saint-Louis jox na dëgg waa Yewwi ginnaaw kon ba préfet ba lànkee ne duñ jël seen dossier mu tuddee ko kon verdict joni joni ci noonu ba léegi rek ak le témoin gis nga ko journée démb bi mu mel ni kon amoon na daal mbiram doxantu ak arrestation yi nga xamante ni mujj na am ci ñi leader waa Yewwi Askan Wi diggante Barthélémy Diaz Ousmane Sonko Malick Gakou ba ci sax show bi nga xamante ni def nañ ko Khalifa Sall moo nekkoon star bi le journal bi également du Sud Quotidien daal dina ñëwaat ci convocation Barthélémy Diaz bi cour d'appel ba démb mu mel ni xaw tuuti la xewoon mars daal di amaat buñ sukkandiku ci yéenekaay bi et puis beneen note ci wàllu tàggat yaram da ciy baax tuuti ñu génn ci lacrymogène yeeg fitna gi gis nga ko Sénégal Togo tey la bu 19h jotee xëy na rek ñoom it épervier comme moom lañu dàkkantale waa Togo yi xëy na da leen bëgg a suqi gagné leen match bi nag qualifié nañ ba pare wante nañ ko def avec la manière la ciy baax xam naa Malick dina ci ñëwaat ci kan moo ne la dina yombee noonu ay ca baax na war naa yomb parce que amatul benn pression c'est pour le spectacle gis nga la 2004 xam nga la fekkoon bi doo xëy na boobu gone nga fekkee woo ko ba Adebayor di ñëw fii ci stade bi di ñu fi tas suñu yaakaar xëy na loolu la ni bañ mu amaat moo taxit journal bi daal ne xëy na la veille l'affront de 2004 moo ñu tere woon dem Allemagne ngeen bëgg cee fay jamono ba mu solee ñaari dàll yu bokkut ya ayca Adebayor waaw fii la woon ci jamono jeexal léegi suñu làmb gis nga ko noonu kon VIP bi war a ouvrir bal bi ci wàllu Pikine gis nga ko muy Boy Niang dafa war a daje nag ak kii di Tapha Tine waa Pikine yàgg nañ ci ndam nag Pikine ndam yi tamit da jógewul ci yow moom loolu c'est sûr ci kanam tuuti xanaa Malick Thiandoum dina ci dellu si waat waaye laata ñu lay joxaat kàddu bi Chérif Malick gis nañ ni démb daanaka ñu bëri tiitoon nañu ñu bëri doon xaar tamit askan wu bëree bëri topp ñii di Barthélémy Dias Sonko ak ñoom ndax du maanaam xeetu échec daf cee am ci loolu wala nan nga jàngatee bésu démb bi Malick. waaw soxna naata xam nga démb rek maa ngi lay wax ni la xewoon ca mars bu ñu xalaat mu amaat dina am fitna naam waaye fitna ga du mel ni bu mars ba loolu yaakaar naa ni moom mooy li am démb ndax bi nga xamee ni Bart wax nañu ko ni dañu renvoyer lii di procès bi leneen la ca xew mooy bi ñuy def seen procession maanaam genre doxantu boobu pour rek askan bi daal di génnaale topp leen loolu nag policiers yi daanaka dañoo rey cuuj bi ci biir nen bi ndax boo xoolee bi ñu xëyee suba di ñëw ku nekk amoon nga jafe-jafe ndax gis nga dëkk bi ni ko force de défense et de sécurité yi quadrillé loolu day wane ni bett gañ leen bettoon ca mois de mars am na ñoom luñ ca jàng ñoom way takk der yi ba jël seen ay matuwaay beneen bi ci des bi ñu ñëwee ba boori Claudel aussi foofu la fitna ji yeewoo fitna ji nag li ko yee mooy lan mooy ñoom leader yooyu di Barthélémy Diaz ak ki nga xam ne mooy Malick Gakou ak Sonko fitnaal nañ leen bundu xataal nañ leen dóor nañ leen ay grenades lacrymogènes Malick Gakou sax daanu na ba ñu jël ko dugal ci biir fourgonnette bi loolu yëpp li ko waral mooy ñi nga xam ni ñooy force de défense et de sécurité yi dañuy xool ñi nga xam ni ñooy bopp yëf yi ndax ñooñu boo leen bàyyee ñu dox wala nga bàyyi leen ñu continuer dëkk bi mën na am engouement populaire bu leen topp te loolu la muy jur doo ko xam moo tax toujours dañuy jël décapité maanaam dagg boppu mouvement bi parce que ña nga xam ne ñooy élément catalyseurs yi ñooñu la ñuy naan coppet yóbbu leen pour tas leen ak militants yi gazé militants yi daw ñu jël leen yóbbu leen mais li ñu leen yóbbu camp Abdou Diassé du commissariat d'abord parce que bu fekkoon dañ leen yóbbu commissariat mën nga xalaat ne ay poursuites judiciaires mën na ci am ay entendre le sur procès verbal mën na ci am mais camp Abdou Diassé c'est un camp de groupement mobile d'intervention foofu duñ fa defee ay enquêtes ak lu ñu mel donc dañ leen doon téye ab diir ba yëf yi dal ñu bàyyi leen même bi fa Khalifa Sall demee di négocier moom ak l'autre là dañ leen wax ne dem leen
dinañ leen bàyyi. ñu dem ba ci biir ñu ni leen bi ñuy def conférence de presse lañ leen xamal ni dañ leen notifier seen arrestation est-ce que loolu am na wala déet parce que quand Abdou Diassé quand même pour ñu notifier fa nit ni dañ la jàpp pour am luñ la topp jafe na parce que mënul nekk sax mënul nekk. donc après par la suite la ñu jàpp ni bàyyi nañu Barthélémy Dias ci conférence de presse bi gars yi dañ ne nañ wàcc. amatul toog fii di wax ak yu mel noonu nañ wàcc ci suuf jàmmaarloo moom moo fi des. waaye xañ na dañoo toogaat xalaataat seen xel yedd leen te Chérif voilà ñoom d'habitude donc opposition loolu rek bi la quoi. opposition bi muy li xew mars ak yeneen jamono d'habitude il pouvait compter xañ na ci frustration étudiants yi wala frustration nit ñi mais démb tamit gis nañ ni ça n'a pas été le cas peut-être aussi nit ñi dañoo jàngaat ci li xewoon ci mois de mars bi weesu. bu dul loolu sax man je pense que li am démb mënoon naa ñàkk ci ñaari boor yëpp côté opposition bi déjà parce que rien ne justifie quand même si li nga xamante ni mooy procession bi ñu doon def ci mbedd Dakar yi étant donné que laata baat di génn këram notifié nañ ko ne ko on a renvoyé le procès. peut-être que c'était un acte politique aussi xañ na parce que dañoo jàpp ni boobu ba léegi acte politique la donc acte politique tam moo koy fay. yooyu moo tax ma ne la mënoon naa ñàkk bu fekkante ni nee nañ dàq nañ procès bi je pense qu'il y avait pas de raison que nit ñi di génn ci mbedd yi. parce que boo demee nee na li ñu waxoon nee nañ dañuy dem ci tribunal ba force mais boo demee ban àttekat nga fay fekk doo dem fekk juge ba ca bureau nga génn ko ne kaay àttem amul fenn. donc mooy comme li Malick doon wax je pense que loolu amul solo beneen bi tamit mooy. côté pouvoir bi ça aussi il faut déplorer ce qui s'est passé parce que opposition aussi dafa baax ci démocratie. Je pense que bi gars yi génnee mënoon nañu encadrer manifestation parce que grenade lacrymogène bu génn rek je pense que c'est un échec une honte pour l'image du Sénégal. parce que ce qui s'est passé ay kilifa lan loo ci mën a wax aussi parce que ay seen i nawla lan parce que da leen war a jàppee comme ay ministre wala lu mu mën a parce que Ousmane Sonko c'est un député. am na loo xamante voilà am na image parce que fii dañuy banaliser violence dëkk bi même boo xoolee des fois une presse wala yenn saa yi je pense qu'on ne doit pas banaliser la violence parce que lacrymogène yi ci génn wala ñi ci gaañu loolu mënoon naa ñàkk di dàq ay kilifa di leen dugal ci ay magasin gone di leen TikTok. parce que loolu mooy activité yi ñuy ralentir. aussi surtout ku waroon a xañ na wàcc ci ngoon nga teel a tëj bàyyi fa say yëngu-yëngu dem ci wàllum koom bi impact bi yooyu yëpp ñu ngi ko doon. teel a dóor grenade démb aussi teel a dóor grenade ak teel a fitnaal nit. loolu la ñu war a def maanaam loolu moo war a mujj loolu moo war a mujj maanaam boo demee ba nga xam ne lii moo fi sës nga ko war a def dañuy négocier ay kilifa lañu taxaw di négocier waxtaan négocier ak ñoom ay kilifa lañu c'est des républicains mën nañu nekk des futurs dirigeants de ce pays là booy jëflante ak ñoom waxal ak ñoom ci njëkk ak teraanga encadré leen ni leen comme dañu leen woowoon pour ngeen wuy ji tribunal renvoyé nañu yëf yi ngir yàlla ay dem leen ñibbi ci jàmm Sénégal parce que booy banaliser institution baaxul parce que Malick mi ngi ko wax quand Abdou Diassé aussi mooy base waa BIP brigade d'intervention polyvalente mooy corps d'élite bu police ñoom liñ xamee woon leen sax ay affaire u maintien de l'ordre tant que garaawul mais gis nga léegi ay BIP ay GIGN sax c'est banal maintenant parce que manifestation yi nga xamante ni comme ni mu ko waxee groupement mobile d'intervention muy GMI kese mënoon nañu ko encadrer mais dem boo gisee ñu gën dugal ci waa BIP ñu wàcc encagoulé te ñoom très rarement lañ leen daan gis sur le terrain musiba ñooñu mën a bu ñu génn comme ni wax rek moo ay force spéciale yam xeet boobu war ñu extirper ay nit voilà ci ay opération yu délicate yi wala nag mais maintenant c'est banal maintenant ñi ngi sax gis na dem ay ñu leen di saaga ay baat dem ci quand même il faut déplorer tout ça li ko waral mooy donc fitna gi il faut l'éviter ci côté yëpp nag muy moo tax dem on l'a dit il faut qu'on ait une classe politique responsable. Une classe politique classe. jërëjëf Malick jërëjëf Chérif léegi dañuy jàll ci beneen rubrique muy li xewoon 11 novembre ay at ci ginnaaw muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.